salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi ñu suivre ci seen chaîne bi ngeen di tàmmu di ko suivre chaque jour muy les Arènes TV ñëwaat nañu tey ci li nga xam ne moom mooy seen revue de presse tey nag feggoog vendredi 15 juillet 2022 ñu leen di ñaanal bépp sénégalais bépp internet bépp kuy suivre les arènes ajuma bi na dàq ci ajuma yi nu mës a passé yëpp incha allah ñu ngi koy ñaan di ko ñaanal waa Sénégal yëpp di ñaan jàmm ci élection yi nga xam ne donc campagne bi moo door ci élection législative yi ñu jëm donc ñu commencé ci dégg ay yenn scène de violence ñuy ñaan rek appeler les uns et les autres à plus de retenue donc ñu xam ne élection la jongante la rek nañ ko def ci yoon te teg ko ci fair play bu keroogee ñu bàyyi les Sénégalais ñu tànn ñi ñu tànn bu ñu fa jógee nag li ñuy jógee ci revue de presse mooy lesarenetv.com lañ koy njëkkee ko ci wàllu lutte sans frappe ñu ngi jëm ci benn weekend boo xam ne ni ñu koy waxee rek gala yi ci àll bi bëreetuñ lool waaye ci après tabaski bi gis na ne ay promoteurs yu bëri dañuy profité di tëgg ay combat fi nga xam ne moom mooy ci région yi donc fee nga xam ne moom mooy Patar Sine donc ki nga xam ne moom mooy Cheikh di reporter ci Cheikh TV nekkoon la Lac Rose TV waaye léegi yore Cheikh TV moom fa tëgg làmb di fa sargal kii ñu naan Alioune donc Alioune Diallo donc di ko tëgg tey vendredi tey teg fa 1 million donc tànk yi di 300 000 poids lourd yi di 700 000 bu ñu fa jógee dem Jirnda tamit benn lamb moo fa commencé le 11 muy lundi war a jeex ni ki tey vendredi le 15 donc ñu tegoon fa 1 million ak li nga xam ne moom mooy nag tey lay jeex incha allah waaye fii Dakar naam comme amateur yi naroon nañu passé un weekend boo xam ne un weekend sans nga xam ne amateur lutte sans frappe yi naroon nañu passé weekend boo xam ne du ñu seetaan làmb waaye ki nga xam ne moom mooy Ablaye Diop ni mu koy faral di defee rek donc gannaaw bi nga xam ne ki waroon tëgg dimanche dafa bàyyi au dernier moment jël décision ne dootul tëgg moom Ablaye Diop mu ne du seetaan weekend bu toll nii dimanche amateur yi toog Ndakaaru te duñ seetaan làmb kon moom moo jël sur moom mu décidé tëgg làmb fi nga xam ne moom mooy adressé ko teg fa 1 million ca woya sunu jigéen Mbayang Loum ci tëgg ba kii di Momo Ngom di doomu nu mu tuddati voilà kii nu mu tuddati waa Gandiaye bi donc loolu war a am dimanche bii di ñëw incha allah ñu ngi koy jaajëfal bi beneen yoon moom mi nga xam ne moom mooy Ablaye Diop. bu ñu fa jógee ba léegi les Arènes TV rek donc waa FILS li nga xam ne moom mooy association pour la formation et l'insertion des lutteurs du Sénégal kii nga xam ne moom mooy Bamba Mboup jiite ko ñoom ñooy ñëwaat ci seen formation yi ni faral di amal bii di ñëw nag lundi bi incha allah donc benn formation la ñu war a ubbi du lundi ba 27 donc benn formation boo xam ne 100 mbër lañ ci jël di leen tàggat si wàllu garde du corps rapproché le lendemain mardi ñu war a def tam beneen formation boo xam ne 20 lutteurs ñaar fukki mbër la ñuy jël tàggat leen ci li nga xam ne moom mooy wàllu agriculture donc loolu mu nekk loo xam ne am na solo pour mbër yi ndax sport dafa yàggul carrière mbër yàggul donc am leneen si ci looy jàpp loolu tamit ñu ngi si encouragé ki nga xam ne moom mooy Bamba bu ak ñi mu àndal. bu ñu fa jógee ñëw sunu lamb si seen une Khadim Ndiaye fa nekk tey muy waxaat ci combat Sa Thiès ak Reug Reug Sa Thiès n'a aucune chance devant Reug Reug loolu du samay wax waaye Khadim Ndiaye moo ko wax dama xamul ne ndax wax jooju muy wax
ndax lu muy wax la bu wéetee ak poulain di Reug Reug ndax loolu la koy gëmloo wala lu muy wax la pour jaay combat bi mais jàpp naa ne moom Sa Thiès amul benn chance devant Reug Reug moom xam naa ne wax la bu ñu war a mën a seetaat loolu la ñuy wax li ñu doon wax de ba barki dem rek la ñuy waxaat Sa Thiès daan Reug Reug du bett kenn comme aussi Reug Reug daan na Sa Thiès du bett kenn ñaari naataangoo lañ ñu tolloo doole am fit mën a bëre kon nag ku ne war nga mën a daan sa morom Khadim Ndiaye bu fekkee ne quand même am expérience bi mu am yàgg ci làmb di ànd ak ki nga xam ne mooy Reug Reug loolu mën na ko wax pour dans le cadre de la bataille ci psychologique rek lañ koy dugal waaye gëw ma ne bu su weetee ak Reug Reug loolu la koy gëmloo loolu daal la wax moom mi nga xam ne moom mooy Khadim Ndiaye numéro 2. sunu làmb tam ñëwaat na ci beneen combat bi war a dox diggante Dame Sène ak ki nga xam ne mooy Tonnerre te war a am le 24 juillet fee nga xam ne moom mooy arène nationale wax nañu ces armes de Dame Sène pour battre Tonnerre yan arme yan jumtukaay la Dame Sène am pour war a daan ki nga xam ne moom mooy Tonnerre moomu ba léegi su làmb bàyyiwu ko parce que ñëw na si nee na gannaaw ba nga xamee ne soq dafa ñàkk combat am digganteem ak Franc est-ce que première ndam Tonnerre dina ko may ñi nga xam ne moom mooy waa 200% Pikine laaj la boo xam ne dañ ko samp ñoom donc bu bon fa jógee ñëw ci record ñu ngi fay dalal ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux moom tam muy ñëwaat rek ci combat bi war a dox diggante mag ak Balla Gaye 2 le 7 août te kii di Gaston Mbengue tëgg ko nee na le combat sera piquant il y aura du piment donc loolu wàccul benn yoon la nga xam ne loolu la mës di wax depuis bi combat bi taxawee ak léegi donc combat bi dina métti loolu la wax donc dina saf kaane saf géej saf xorom saf lépp loolu la ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux wax ci xalima ki nga xam ne moom mooy Assane Walu Gueye nekk record buñ delluwaatee les arènes TV le site dinañ fa fekkaat Gris Bordeaux gannaaw bu ñu leen annoncé fii démb ne leen Gris Bordeaux dafa war a ñëw écrit ba ñëw yeggali donc 2 ou 3 semaines yi des di fii ak combat am contre Balla Gaye 2 war na nag wàcc fi nga xam ne moom mooy écurie Fass commencé fa entraîner peut-être ñu war di peaufiner li nga xam ne moom mooy stratégie bi ñu nar a mettre en place pour daan ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye 2 donc ci loolu la ñuy waxtaan ak kenn koo xam ne jege na staff bi lool xam na un peu tout ce qui se trame autour du staff de l'écurie Fass Ndakaaru moom nee na dëgg la yàgg nañu liggéey ak Gris xaaruñu ba tey rek ñuy soog a liggéey ak moom combat bi yàgg naa taxaw yàgg nañ liggéey ak moom waaye dafa fekk ne combat bi di gën di jege si ñuy war a gën a mettre en place nag stratégie plan la ñu am parce que ñoom xam nañ Balla Gaye jàng nañ ko am nañu plan boo xam ne jàpp nañu plan boobu la ñuy mettre en place pour mu daan ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye 2 donc looloo waral ñu war a gën a jege Gris gën koo xool gën koo nemmeeku gën koo am à l'œil muy xam naa ñoom Kati Diop le coach adjoint bi Socé directeur technique bi di Moustapha Gueye bu si ñoom ñëpp dinañ teew liggéey li nga xam ne loolu la ñu war a liggéey li nga xam ne moom lañ jàpp ne buñ ko liggéeyee te mettre ko en place comme kii ni quoi stratégie war nañu mën a am ci ndam ci ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye 2 donc loolu jombul tamit li Gris ak waa Fass di def loolu la Balla Gaye 2 ak waa école lu itam di def ñoom it teg ay plan pour jàpp ne foofu la ñu war a mën a jaar pour daan ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux mu nekk donc combat bu métti combat bu neex boo xam ne ni ñu ko waxee ñoom daan ñëpp fi ñu jógee neexul ay année blanche la ay défaite donc mu nekk combat boo xam ne ki ciy daan dina relancer waat bu baax a baax waaye ki ciy daanu mën na cee am daal ay inconvénients mën na am lu ko métti lool boo xam ne si wàllu carrière am aussi mën na ci am daal li nga xam ne moom mooy ay inconvénients yu bëri kon nag mbokku internet yi loolu lañ leen indiloon tey si seen revue de presse di leen ñaanalaat ajjuma ak jàmm jox la rendez-vous incha allah lundi bu soobee yàlla jërë ngeen jëf merci beaucoup.